Midi Culture. Guy Marius Sagna ab bataaxal la xaatim jébbal ko koy jiite kaso bu Rëbës ne kon ñàkk kersa ak ñaawteef lañ ko def bés ba mu fa yegsee Seydi Gassama nekk njiitul Amnesty Sénégal di ñaawlu lu ni mel ba noppeet di artu nguur gi fi nekk tabaski ñaari fan rek des ci dëkk bi xat baag ci lool dembeek dikk bi salfaañoo waaye taayu waay ju nekk jàmmi waay la ndax ñi la di jaaykat yi ñoo ngi ciy gis seen bopp bu baax li jiitu tabaski moo di kon taxawaayu Arafat solo si mu làmbool dinañ ci dal di dégg Assane Seck nekk kon foofee jamono di ca Makkatal Munawwara li mbokk ak leneen buñ ci noppee dañ ci boole ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon fukk ak juróom-ñaareelu édition foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar kadduy Birane Niang nekk secrétaire général au ministère de la culture nataal bi gan gi ak li ci yéenekaay ñu xëyandoo mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoo Kati Ndiaye ñoom ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yeeg internet yi ñu suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca booba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak Guy Marius Sagna ca kon cellule 36 ba nekk ca kaso bu Rëbës fa la xaatime ab bataaxal jébbal ko njiitul kaso bu Rëbës. ba tax na rek la may wax rek ci lettre bi nga xamante ne daal dina koy bind moom moo di conditions yi nga xamante ni prison yo féete ca Rëbës nag ñu ngi koy dund moom activiste bi tamit daal dinay dellu si waat ci li nga xamante ni rek ñoo ñëw ñoom ñooy tëdd ca prison ba tëdd gu yàgg waaye tamit ngir rek directeur de l' administration pénitentiaire mu bàyyi xel ci ñoo ñëw Hakim Wàcc ca chambre 36 ga mu nekk Guy Marius Sagna bind ab bataaxal jagleel ko directeur de l' administration pénitentiaire ngir ñaawlu condition de vie ya ñu nekkee foofee ca Rëbës. ca lettre bile Guy Marius Sagna di ñaawlu anam ba ñu faate kii di commandant Tamsir Sané ca Koumpentoum activiste bile di wax ne mouvement FRAPP jotoon na dénoncé anam bi homme de tenue yu di liggéeyee fii ci Sénégal Guy Marius Sagna di fàttaliku 19 juillet 2019 di bés ba ñu ko yóbboo foofee ca Rëbës muy wax ne dañu ko futti ba mu set ngir fuye ko ci kanamu ay nit bañ ca noppee ñu jonkan la ko activiste bile di ñëwaat ca traitement bu metti ba ñuy teg ca kaw détenu yile muy sàkk ñu bàyyi xel bu baax violence yooyu le ndax deful lu dul tuutal doomu aadama ci bataaxal bi ba tey Guy Marius Sagna di ñaawlu denc yu yàgg yee am ca prison ba tey wax ne ci ay bés rek bàyyi nañ fa koo xam ni dañ ko nëbb jant bi lu toll ci juróom-ñetti at te kenn jugé wu ko Guy Marius Sagna di xamle ne nekkin bi metti na lool ci ay chambre yu ci mel ni 9 10 3 4 1 2 dem sax ba ñu koy màndargalee ak fa ñu doon denc jaam ya ca temps colonial muy xamle ba tey ne foofee ñu nekk toll nañ fa ci ñetti téeméeri ay nit te amuñu lu dul benn wala ñaari toilette te bokk na ci la ñuy màndargalee ñooñee fa nekk mooy xet ba nga xam ne moom la ñu am waaye yi tànk yi neew yi ñuy sooxaalee ndax duñu sangu te it amuñu fu ñu tëdd mu yokku ci ne détenu yi dañ leen di sàcc ndax fa ñuy woote juróom-ñaari simili bu nekk ñu ngi cay fay lu toll ci ñaari téeméer ci xaalis te saa si luñ bi daggee nga ñàkk sa xaalis lu jëm ci wàllum faj Guy Marius Sagna di wax ne li di paracetamol ak antibiotique kese moo am foofee lu jëm ci wàllum lekk activiste bi di wax ne ñaari waañ moo nekk foofee ci Rëbës benn bi jelmaan yi ñoo ko moom beneen ba ca des ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee ñoo ko moom Guy Marius Sagna di laaj ndax directeur ba mës na gis wala sax ndax mës na ñam ca bool ba ñuy defaree lekk bi Guy Marius Sagna di jeexal bataaxal bi di fàttaliku la xeween foofee ca 2016 ay détenu yu doon ñaawlu condition de vie yu metti yu ñu doon dundee gannaaw loolee ñu tiire ay bal fetal seen kaw activiste bi di Guy Marius Sagna di wax ne loolee mën na amaat ba tey di ko jaajëfal bu baax moom Hakim Wàcc loolee tamit nekk mbir moo xam si Amnesty Sénégal ñaawlu nañ ko. ñu koy ñaawlu bu nu sukkandikoo rek ci kaddu ki nga xamante ne moom mooy di Seydi Gassama moom nag jàpp na ni dañoo manqué de respect li nga xamante ne rek moom moo di ay droit wu kii di Guy Marius Sagna te loolee rek mu ngi woo état bi ngir rek ñu daal di xoolaat bu baax li nga xamante ni ñoom ñoo di maison yi waaye tamit correction wu Sénégal Seydi Gassama ñu teewlu ko. ku bëgg sa xar bu laadum bu rafet doo ko def ci condition yooyu ñi nekk ci biir Rëbës condition fa nekkee ñi nga am ñoo leen fa def seen xar yu laadum yu rafet yu baax yi sax du leen def ci condition yooyu ndax dañ leen di raxas ba ñu set tëral leen foo xam ne duñu tilim extra je crois que il est temps que Sénégalais yi xam ne tant que ñu ngi considéré ñu nekk ci biir kaso comme ay nit yoo xam ne dañ fa dem pour ñu punir leen dañ leen war a maltraiter foofu nguur gi dina continuer di agir muy agir parce que ça fait des années émeute Rëbës bi mu amee ministre bi fi nekkoon jamono yu Sidiki Kaba ak nguur gi def nañu conseil des ministres annoncé ay milliards pour rénover prison yi waaye ba léegi milliards kenn ci si dara gisuñ ci absolument rien du tout
te li nga dëkk ci Rebeuss am na yoo xam ne c'est pire dans d'autres prisons. Guy Marius ñun xamoon nañ ko am na ay ñaar toilettes pour 300 personnes mais y a des kaso yoo xam ne ci biir Sénégal mais y a pas de toilette dans les chambres di nga fekk ay détenus di def seen gannaaw kër ci ay pot te yéen ci biir cellule bi di nga ko fekk baay ak ay doomam même cellule ñi def ay gannaaw kër ci biir pot di ko aj ci kaw ci biir Sénégal fii ñu naan état bi day respecté ay droits de l'homme ñaan droits de l'homme la état bi di respecté. mu nekkoon kàddu yi Seydi Gassama ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. ñu wax kon ci aji Màkka gi mu mel ni yegsi nanu ca ponk ya ca gën a ëpp solo. ni ki gaawoo rek la ñu koy amal maanaam Arafat doon loo xamante ne rek li mu ëmb ci ay baax daal dina bëri ki ñu koy gën a xamleel moom moo di oustaz Assane Seck ci micro Serigne Saliou Seck. ak daal bu ñu koy wax Arafat moom moo tax donc suba lañ ko fas yéene amal incha allah ñu xam ne gannaaw ëllëg sama doon bésu tabaski bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko defoon taxaw Arafat xëy tabaski kon incha allah suba daal bésu ñaan la bésu toroxlu la bésu dellu la si borom bi subhanahu wa taala nga xam ne góor ak jigéen ñi fi nekk ak ci ñëppay armal li muy symboliser mooy yawmal qiyaama bés la boo xamante ni ku si nekk war na koy bàyyi xel bàyyi seen njaboot bàyyi seen am bàyyi seen alal ñëw ba fii ngir sama jëm sama jaam ñaa ko ñu ëllëg yàlla daf ñuy tiitaroo incha allahu sëriñ Saliou ñu ñaan yàlla may ñu fekke ko ak jàmm buñ ci ñaan yàlla nangu ko yàlla def sa réew mi jàmm ko jiite yàlla defal ko jàmm yàlla yokk xéwal yi yàlla yokk sutura yi defal Sénégal yëpp jàmm. mu nekkoon kàddu yu oustaz Assane Seck waxtaan wu yaatu la seq ak rajo King FM di ngeen ko mën a dégg kon ëllëg nekk bisu Arafat bi ci jotaayu Midi Culture dañuy wéyal wax kon ci tabaski gi mu mel ni tamit loolee moo tax daanaka dëkk bi dem beek dikk bi tamit mel ni jafe na lool. ñaari fan rek des rek ci li nga xamante ne moom mooy di feetum tabaski comme ni nga ko waxee rek embouteillage yi daal dina yi bëri bu baax a baax fii ci Dakar waaye tamit njëgum transport gi itam daal dina yokk clients yi di ñaw li ni mel chauffeur si ñoom di ci gis seen bopp bu baax a baax. reportage jox mbóoj ay embouteillage yu dul jeex booleeg paas yépp ñu yokk ko client yi jamono ji ñu ngi dund guddi gu bët setagul ci kaw tali bi comme ni ñu ko Maguette Mbeng jógee ba Kër Mbay Fall ñëwoon Pikine di xamle. événement yi moom waaw nii rek lay demee problème mu oto yokku paas yeeg affaire maa ngi ni Kër Mbay Fall laa jógee Pikine laa jëm mais sib si laa doxee ba fii te xam naa ni aw ma oto foog ma doxaat dem ba stade ba foofu daal laa jëm nii wax dëgg yàlla ak jafe-jafe yi daal gis nga ko mu ngi nii. Modou Fall moom chauffeur la nee na nag yokk bi jamono ji du ñoom rek ñëpp la rax ci dolli dëkk bi yëpp dañu koo tëj mu nekk nag loo xam ne ay jafe-jafe rek la leen jural ñoom chauffeur yi moo tax faawu ñu yokk paas yi. boo gisee xataay bi teer bi dajooy suyee parce que doo tëj ginnaaw raay tëj yaraax loolu la ñuy feeñ waaye yokk bi moom jaagaru xar yeeg lépp a yokk bi moom ci ñëpp la lool liggéey bi daal la gaa yi xamul ne ni ñu ko liggéeyee dafa tegewut ci yoon xamul nu demee mais événement buy jub doo tëj fépp da ngay ubbi ba événement bi jàll nga soog a tëj ginnaaw raay ni ko tëjee baaxul boo demee maris si biir dañ koo tëj nga dem seerax dañ koo tëj nga dem boo marisé doo jàll. chauffeur bi di Modou Faye moom tamit nee na yokku paas yi mënta ñàkk ndax dëkk bi yëpp dafa xat faaw rek kon ñu def lu ni mel. tali essence yi moom mooy loolu ndax boo jëlee client essence yi pour nga wàcce ko day jafe kon looloo tax gars yi di dagg-daggee client yi ndax tey fi mu toll nii client boo war na fay 1000 francs léegi 2000 lay fay te 2000 bi sax bu ko fayee dafa mënta ñàkk rek nga jël ko mais boo ko jëlee essence yi circulation bi boo ci duggee da nga ciy yàgg te da ngay consommer gasoil te gasoil bi léegi dafa seer gasoil bi ñu yokk ba léegi wàññee gun ko kon moo tax chauffeur yi loolu mënut a ñàkk ci ñoom. askan wi yeewoo ci banlieue Ndakaaru jamono ji sonn lool la ñu def bu ñu génnee seeni kër bala ñu faa duggaat mu yàgg lool dara waralu ko rek lu dul tali bu xat ay embouteillage yu dul jeex booleeg chauffeur yi di dagg-daggee paas yi mu nekk nag loo xam ni ay jafe-jafe rek leen jural jamono ji ba tax na yàkkamti wuñ lu dul julli gi jàll ba yëf fi nekkaat ci yoon. John Mbocc dem beeg dikk bi bu jafee ci jamono yi tabaski bi mu mel ni kon ñi yëngu ci wàllum njaay ñi ngi ciy gis seen bopp bu baax. rawatina ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy jaay prêt-à-porter yi fi mu nekk ni gis nañ seen bopp bu baax a baax ci période tabaski bi bu ñenn ñi ci waajur yi rek di jënd yëre yooyu leen ndaxte dañoo ñàkkum temps wala sax rek ñàkkum li nga xamante ni moom moo di koppar ñeneen ñi moom dañuy daal di jënd yëre wolof boole ko ki yëre tubaab ngir rek kontaan loo seen i doom Aminata Ba. amoon benn client bu góor am naa bu jigéen bu góor laa. ci marché Petersen bu Dakar jaaykat prêt-à-porter yi ko seeni bénéfice mu ngi gën di yokku ci wàccaayu Aïd el Kabir Njaay ak bàcci di ñaax ci ñoom. waaw ñu ngi ñëw waaw bu baax ñoom ndànk-ndànk non instant yi moom lay gën a doon mënta yem affaire tamit ndax nit ñi moom lu dëkk bi tar il faut nga jëndal xale yi. ñu ngi jaay mais nit ñi amul xaalis bëgg nañu mais amuñu xaalis ndànk-ndànk kenn
ndax ñàkk jot balaa fête bi ñu bëri ci askan wi jubali ci prêt-à-porter yi Diaga di commerçant di ko dëggal. ak temps bi noonu amuñu ko benn saa ñu jënd seen benn robe bu ndaw def relax moo leen di dàqal kay tax ñu nekk di bàyyi seen yére bi téye duñ mën a fexe ba jot affaire yooyu. ci beneen boutique ñu fekk fa Fatou Keita di sànni ay gëtam fu nekk ngir am ay yére yu rafet ngir ay doomam ci bésu fête bi. waaw dañuy jënd ñaar yëpp dañuy xotti pour suba dañuy jëndaat tamit ay kii prêt-à-porter pour ngoon après midi bi waaw xam nga jamono neexul tamit moo tax waaye xale moom ci lañu bokk yaay sax mën nañ bañ a am mais nag sa doom fa nga rayte pour sa doom am après midi bi lañ koy sol bu ñu xëy dañuy sol seen yére olof ñu dem julli ji bu ñëwee ñu sumbeeku bu ñu añee par ñu doog a sol prêt-à-porter incha allah. yére cosaan nekk ay modèle yu ñu gën a gis ci bésu fête bi ci jamono jooju ñenn ci askan yi wutali ci yére tubaab yi ndax ñàkk temps wala ñàkk koppar. di ko jaajëfal bu baax a baax Aminata Ba Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ak benn ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou nuyu naa kat yi auditeur ak internet yu King FM. maa ngi lay fay bu baax Kumba Ba dañu koy tàmbali foofu la ca Mauritanie président bu bees ba fa ne di Mohamed Ould Ghazouani daal di nay tànn gouvernement wam. gannaaw bi nga xam ne ni jëloon na ndam li ci élection présidentielle ya ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2019 moom Ghazouani kon daal dinay taxawal gouvernement bu njëkk démb ci alxamis gi premier gouvernement bu mu taxawal moom Mohamed Ould Ghazouani waaye nee nañ daal mbirum rupture feeñu ci ndax nee nañ dafa mel ni régime ba fa nekkoon muy bu Mohamed Ould Abdel Aziz rek moom la ñu gisaat benn opposant nag bokkul ci équipe bu yees bi mu taxawal ci ñi nga xam ne nekkoon nañ fa ay jëwrin nag te mu maintenir leen ci seeni poste mën nañu ci lim ku ci mel ni Ismaïl Ould Cheikh Ahmed moom mi nga xam ne moo nekk ba tey ministre bi ñu dénk wàllu affaires étrangères di jëflanteeg bitim réew naka noonu Nani Ould Chouga moom tamit moo yor ba tey wàllum pêche di napp gi ak lépp luy économie maritime naka noonu ki yoroon wàllu pétrole moom Mohamed Abdel Vetta moom ba tey tamit dañ ko bàyyiwaat ci postam mu ne mel ni gouvernement bi kon mu ngi ko taxawalkat yi fukki fan rek gannaaw ba nga xam ne moom Ghazouani investiroon nañ ko waaye nag ci défi maanaam jéego yi nga xam ne moo gën a jàmp tam mu war cee jublu lim nañ ci bu ci mel ni réforme di ay coppite ñeel wàllu éducation di njàng ak njàngale mi naka noonu répartition des ressources nationales maanaam séddale gi ñeel richesse yi ne ci dëkk ba mauritanien bu nekk mën cee gis boppam. ca RDC ki nga xamante ni moom la ñuy woowee le TP di Mazembe daal di ne xamle ni fi mu nekk nii engagé wu na ngir xeex lii di Ebola. muy équipe bu tout puissant Mazembe kon nekk benn ci club yi gën a mag foofee ca Lumumbashi moom moo engagé wu dugal loxoom ci xeex bi ñeel virus bii di Ebola cérémonie bi ñu ko doon lancé démb lañ ko amal ca alxamis gi ba tey foofee ca Lumumbashi occasion bi nag ñu ngi ko def ci benn match amical boo xam ne dox na diggante TP Mazembe ak beneen équipe bu ñuy dippee cercle sportif Don Bosco di beneen équipe bu football bu nekk ca gox ba opposant bi di Moïse Katumbi te nga xam ne moo jiite TP Mazembe wane nag njaqareem ci lim gi nga xam ne bés bu yàlla sàkk muy gën a yokku ci doomi aadama yi di ami jàngoroy Ebola ba tax muy woo congolais yi ci gox bu ñu mën a nekk ñu wàccoo ak norme d'hygiène yi ñu fa teg ba jàngoro ji bañ a law. ñu joxale ko foofule ca États-Unis lu ëpp rek téeméeri migrant fi mu nekk teg nañu leen loxo foofule ca rafle bu Mississippi. muy politique migratoire bu Donald Trump boo xam ne juratina polémique ci dëkk ba ci jamono joo xam ne moom jiital réewu Amérique mu ngi doon nemmeeku ji ci gox yi di Texas ak Ohio ci àllarba gi ñu génn ngir dem nag dëfal ñi nga xam ne ñoo loru woon ci fusillade yi fa amoon ci njeexitalu ayu bés bi ci jamono jooju nag police bi yor wàllu immigration mu ngi doon def ay opération yi nga xam ne jàpp nañ ni bokk na ci gën a mag ci dëkk ba ndax lu jege juróom-ñaar téeméeri doomu aadama teg nañ leen fa loxo ñenn ci ñoom sax bàyyi ay doom ci seen kër ya kon alarba gi ñu génn police bi moo def lu ne mel police bi nga xam ne moo yor kon wàllu immigration après nag boo xam ne ñu ngi ko coordonné ci juróomi gox yu nekk ca Mississippi ba sax juróom-benni téeméeri agent la ñu mobilisé bi yoon nag seen cible moo nekkoon usine ya ngir dem jàpp ñi nga xam ne nag nee nañu yoruñu ay këyit dañoo encercler bâtiment ya nag ngir bañ liggéeykat ya génn ci clim daal juróom-benn téeméer ak juróom-ñetti fukki doomu aadama ñu ci ëpp ci ñoom di ay hispanique jàpp nañ leen ba jamono ji ñu ngi ci loxoy yoon ñi ci jotoon am ay këyit donte ne bëriwuñu waaye bàyyi nañ leen ñeneen ñi ba tey ñu ngi ci loxoy yoon kat yi fii la ñu yem ci xibaar yi ñeel biti réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports.
gannaaw yaatalu xibaaru biti réew yi dañuy kon ubbi xët wi nu jagleele tàggat yaram dalal ci Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Kati Ndiaye ak ñëpp ñu ñuy teewlu ci rajo King FM. maa ngi lay fay Papa Madiakhate Sarr ñu tàmbali ko après basket dame 2019 foofu la ca Dakar Arena ñi di comité local d'organisation bi nag ñu ngi xam le ne dinañ def lépp li leen war ngir mbir yi jaar yoon. ngir mbir yi jaar yoon moo xam ci organisation bi la maanaam tëralinu compétition bi moo xam ci bokk ak Sénégal la participation bi ba ñu mën a jël coupe bi naka noonu it ci mobilisation bi fexe ba askan wi génn dem feesal Dakar Arena ba ca Diamniadio ci diiru compétition bi lépp lu ci war nag ni ay matuwaay jël nañu ko ñoom waa comité local d'organisation bi njiit la di maître Babacar Ndiaye jiite tamit fédération Sénégal bu basketball àdduna ci ñu teewlu ay kàddoom. Je pense que le plus grand défi c'est d'abord le défi de la participation. défi bi gën a mag bu ñu am ci Afrobasket bi mooy participation bi bu fekkee ne Dakar Arena bi fees na te gagné wuñu résultat bi du positif noonu faw rek ñu boole sunu ñetti objectif yi muy participation bi fexe ba Sénégal gagné compétition bi défi organisation bi fexe lépp daal di yemb naka noonu it mobilisation bi maanaam ñin ñi ñëw bu baax lépp lu ci war nag ñu ngi koy def jamono ji ngir sali comité d'organisation bi ak fédération bi ñu ngi laal ay pexe ngir yenn ci nit ñi nga xam ne amuñu doole ñu mën a ñëw seetaan ci match yi basket it am na public boo xam ne mu ngi war a toll ci fukki junni doomi aadama public boobu yëpp bu ñu ñëwee ci Dakar Arena mën nañu am taux de remplissage bu baax waaye nag bu njiitu réew mi Macky Sall ñëwee ngir teewee ci cérémonie d'ouverture bi dinañ def lépp lu ñu mën ngir salle bi mën a fees ci cérémonie d'ouverture bi ak finale bi nga xam ne ñaari bés yu am solo la ci compétition bi dinañ def lépp ngir invité équipe yi centre de formation yi ak ndaw ñi ngir ñu ñëw seetaan si ñu ngi xalaat sax naka la ñuy gën a mën a wàññiwaatee njëgu ticket bi ngir samedi ci tàmbali jongante gi. Comment faire pour vraiment faciliter l'accès à la lu mooy njëgu ticket yooyu la jàpp leen ngir mën a tax ba askan wi daal di ñëw bu baax foofee ca Dakar Arena ba ca Diamniadio fanweeri bus rek la daal di le comité local d'organisation bi daal di fas yéene rek teg fu bëri ci Ndakaaru ngir rek askan wi mën koo jël ci luñ dul fay dara lu ko dalee fukki fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ngir ñu dem ca stade Dakar Arena compétition bi ci Sénégal samedi lay tàmbali bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee gaynde jigéen yi fas yéene laale ak seen ñooñ yu Côte d'Ivoire. ci basket rek la ñuy desandi waaye bi la yoon góor ñi la ñuy waxtaanee ci jëm ci préparation mondiale 2019 Lions yi nag Italie moo leen dóor ni ki démb. moo leen dóor ni ki démb daanaka dañoo nërmeelu téeméer ak fukk ak benn la Italie am ñoom gaynde yi am juróom fukk ak juróom ci ay poñ mu doon tàmbali goo xam ne baaxul ci wàccaay li ngir rek jouru Moustapha Gaye yi nga xam ne daanaka jongante bi cat ba cat dañ leen ca sonal loolu waaye nag loolee taxul ñoom ñu découragé ndax daanu def seen kéemtalaay kattan defaraat seen taxawaay ngir yeneen jongante yi ñëw ñu daal di gën a mën a defar li nga xam ne mooy seen performance ginnaaw tournoi ba ca Italie ñoom gaynde yi daanu dem ca Turquie daal di wëyal fa seen wàccaay ak beneen tournoi laatoo ñu ñibbisi fii ci Ndakaaru ngir ñu jébbal leen raay ak réew mi ginnaaw loolu ñu bàyyeekoo fi nag dem ca Chine foofee nga xam ne daañu faamal ak tournoi amical bu mujj laata ñuy tàmbali mondial ba fay amee fanweeri fan ak benn ci weeru août atum 2019 fàttali ne Sénégal mu ngi ci groupe H bi ànd ci ak Canada Australie ak Lituanie. football local jafe-jafe yi nga xamante ni rek ñu ngi koy jànkonteel jëm ci wàllum koppar club sénégalais yi li ñu war a def rek moom moo di xoolaat seen modèle économique. loolee le journaliste sportif bi di Hubert Meng daal di xamle moom nga xam ne moom mooy directeur de publication bu quotidien sportif bi di record jàpp ne club yi daal mën a faaw rek ñu wut ay pexe ngir mën a am xaalis te bañ a yem rek ci di xalaat ci ñi nga xam ne moo di wàllum mécénat maanaam borom alal yi nga xam ne dañ leen di dimbali ñu bàyyi teg seen gët loolu ci koppar yi nga xam ne moom la fédération Sénégal bu football daal di yore ñu teewlu Hubert Meng. club yi quand même ñooy cellule de base football mais aujourd'hui dañu wax ne football professionnel lañ nekk il y a au moins 28 clubs yoo xam ne en Ligue 1 et en Ligue 2 yoo xam ne ils prétendent être des clubs professionnels et dans l'antichambre c'est-à-dire c'est les amateurs seen aspiration mooy devenir des clubs pro donc club pro li mu supposé mooy au moins que financièrement nga xaw a indépendant tu ne peux pas être un club professionnel ba pare di xaar ñu lay subventionner wala mairie bi fii wala ay état bi et cetera faut que ñu dem seet ay ressources
yoo xam ne seen ressource propre la am na club yoo xam ne aujourd'hui fédération bi joxe subvention état bi joxe subvention ou pas ñu ngi siy génne bu dee am na ay club yoo xam ne si loolu lañ compté pour mener à bien leurs activités c'est un aveu d'échec xaalisu fédération bi les dividendes de la coupe du monde là ou bien de la CAN c'est l'équipe nationale moo ko andi donc en priorité je crois que autonomie fédération boo xam ne du xaar état pour def ay matchs amicaux et cetera ñu ngi si commencé yegg si aspiration boobu la fédération war a am assurer elle-même ses besoins de financement et cetera comme di ko fédération française de football di defee xam ne elle est totalement indépendante des pouvoirs publics loolu la ñu réviser maintenant club yi bëgg peut-être mën nañ ci am mais pas ñu séddale leen ko am nañ ci wàll mais ñeneen am nañ ci wàll il y a la formation il y a le développement du football féminin formation des techniciens les petites catégories les disciplines affinitaires comme le beach soccer yëpp dañ leen war a développer te si xaalis boobu la ñu compter modèle économique wu club sénégalais yi actuellement ça ne peut pas prospérer nga jël Jaraaf ñu compter sur le président Cheikh Seck format boobu moo mënatul continuer c'est pas possible. bu nu jógee rek ci football local dañu koy jeexale ak football européen première ligue anglaise Liverpool nag niki tey ji moom mooy ubbi bile match. moom mooy ubbi gile match ci Premier League bu Angleterre ñoom Reds yi nekk vice champion d'Angleterre gagné woon Ligue des champions niki daaw tey ji ci ngoon dañuy laale ak club bi di Norwich City doomu Égypte bi di Mohamed Salah moom jàpp nañu ne dina tàmbali jógale jongante kii di Sadio Mané nag moom wóorul sax ci lu leer ngir mu bokk ca ndax ba mu tàmbalee entraînement ak clubam bii di Liverpool ginnaaw ba mu noppaloo boobee yàggul ñoom nag waa Liverpool nga xam ne Manchester City moo leen daanoon ca Community Shield bi ñoom daanu bëgg rek tàmbali championnat bi ci anam yu mucc ayib ak ndam loo xam ne bëgg nañu ko am. Watford di club bu bees bi nga xam ne mooy fa la Ismaïla Sarr di football ñoom ñu ko jënd ni ki démb ci juróomi ati contrat ak 35 millions d'euros ñoom ëllëg ci samedi gi la ñuy laale ak club bi di Brighton ginnaaw Angleterre it France Ligue 1 suba lay tàmbali tey jii sax lay daal di tàmbali ci ajuma ji ak jongante bu mag diggante AS Monaco bu Diao Baldé Keita ak Olympique Lyonnais fii la ñuy daal di yamale sax xibaaru tàggat yaram yi Kati Ndiaye Serigne Saliou Seck. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu ko xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. mi ngi noonu kon dañ koy tàmbalee kat yi wax ci fukk ak juróom-ñaareelu édition FILDAK. mu nekk rek foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar ñu ngi ko doon amal ni ki démb foofu la ca Grand Théâtre nekk lancement officiel bi ña ko teewee woon rek nemmeeku nañu ci ay personnalités culturelles yu ci bëri lu mel ni ay écrivains ay acteurs du livre ak it yeneen nañ teewlu Mamadou Sow. démb ci alxamis bi lañ doon amal li nga xam ne mooy lancement officiel 19e édition FILDAK foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar war a am ci weeru novembre le 21 jàpp le 26 autorité bindkat artiste ak it ñeneen teewe woon daje bi thème bi ñu jël ren di livre et citoyenneté madame Mariama Ndoye jiite comité scientifique bu boobule FILDAK di ci indi ay leeral. li nga xam ne moom la ñu tànn pour di ko waxtaane bi yoon mooy téere ak nekkuwaayu nit ki ci réewam naka la war a liggéeyee naka la war a fu mu toll ci këram ak ci liggéeyam ak ci njabootam bés bu jot naka la mën a liggéeyal réewam ci nu mu gën a rafete li tax ñu choisir que c'est que ñun ñëpp dañu bokk réew mi bokk Sénégal. gannaaw yooyu la leeral moom présidente bi jot na xamle ki nga xam ne moom la ñu def marraine bu édition bu ren. réew mi am na jigéen yoo xam ne yi tamit duñ ne bu ma doon góor ñu ràññee ci ku ñuy wax Ramatoulaye Diagne madame Mbeng mu nekk recteur université Thiès daara ju mag jooju nga xam ni ci suñu réew Sénégal jigéen a ngi soog a nekk ci daara ju mel noonu njiite ko. moom Mariama Ndoye jot na it fësal jéego yi nga xam ne jël nañu ko ngir xiir ndaw ñi ngir ñu gën a nafar téere yi. dañ ne xale yi liiratuñu mais man gis naa ne xale yi ñu ngi liir ci ordinateur bi xam nga ñoom li leen intéressé léegi mooy média rajo tuuti télévision lu bare mais surtout ordinateur bi informatique waa léegi nag nit ki da nga koy fekk ci li mu bëgg bu fekkee ne ñu dañu xam ne téere mooy tax nit bari xam-xam téere bi ak kàllaama bu ñu ko mën a bindee waaw te léegi ñu bëgg xale yi aussi am xam-xam léegi dañ leen di fekk ci li ñu bëgg muy informatique léegi ñu jaarale livre ci informatique. daje bi nag ñu ngi ko jeexalee ak cocktail waaye laata loolu ki fa teewaloon jëwriñ bi yor culture ak communication di secrétaire bu boobee ministère monsieur Birane
Niang def lancement officiel bi tey joxe daje ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre ngir boobule foire. Mamadou Sow ca ndaje moomee la ñuy des kon ba tey wax nga ko ak kàddu yi Birane Niang. mu nekk rek secrétaire général du ministère de la culture et de la communication gannaaw bi mu rafetloo rek partenariat bi la daal dinay dellu si waat ci importance bi nga xamante ne thème bi am na ko muy livre et citoyenneté ci micro Mamadou Sow. fukkeelu édition bi ñu nekk ak juróom-ñaar dafa am ñu ngi ko jagleel bi ñu waxee li nga xam ni mooy thème bi maanaam li nga xam ni activité yëpp si lay tourné muy livre téere ak citoyenneté suñ ko waxee mooy ku si nekk citoyen bi lan mooy taxawaayam si biir société bi lan mooy taxawaayam si dëkk bi muy lu am solo yéen ñëpp xam ngeen ni président de la république il y a peine le 4 avril bi mu prêté serment ba pare wax na si citoyenneté lu am solo loo xam ni nee na dem na ba dañu ko war a ériger en discipline nationale te ñëpp xam nañ ni dëkk bu amul citoyenneté mooy prise de conscience bi citoyen yi mën a am seen diggante ak seen dëkk seen diggante ak seen jëf ak seen nit ñi ak li nga xam ni moom la ñuy wax chose publique li ngay wax léegi Sall ngaari wax nañ si lu am solo lu ñuy wax mbeddu buur ñëpp xam nañu fii ku ne mbeddu buur ku nekk dafa yaakaar ni mbeddu buur lu waaye neex ni def te mbeddu buur lépp la sauf loolu et ñu yaakaar ni citoyenneté boobu war na mën a am lu bari lu mar a jox ci développement réew moo tax comité scientifique bi proposé thème boobu muy thème bu am solo. Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Midi Culture ganu xibaar yi. mi ngi noonu kon laata ganu xibaar yi kon dañuy daal di ñëw ci mi ngi noonu kon dañuy jàll ci ganu xibaar yi ñuy dalal OMG. moom nag mu nekk rek benn artiste woykat ñu gën koo xam ci turu OMG waaye turam dëgg di Oumy Gueye ba tax na rek ci fàttali mu ngi juddoo foofu la ca Bargny ci bile waxtaan nag daal dinay xamal ki nga xamante ne moom moo di Papa Madiakhaté Sarr li nga xamante ne moom moo di ay tàmbaleem carrière am waaye itamit projet OMG Oumy Gueye ñu ngi lay nuyu tey yaay sunu gan ci Midi Culture. waa fay naa la di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñi ngi ñuy déglu. OMG musique naka nga ci duggee. fin 2012 début 2013 dama nekkoon lycée ak sama benn xarit benn rappeur mu may dégg may woyantu mu ne ma yow sa baat dafa neex lan moo tax bëggoo def musique ma ne ko bon damay woyantu nii rek mais franchement j'ai jamais pensé à faire de la musique officiellement mu ne ma dama bëgg nga defal ma benn refrain donc noonu ñu ànd studio bi ñu demee ci studio bi borom studio bi dégg sama voix ne li may def da ko neex donc noonu laa commencé di liggéey ma commencé di liggéey ak ñoom muy di record commencé di produire ay son mais c'était officieusement ba léegi du woon officiellement maintenant nag ñu waroon génn benn single en début 2013 ñu def ko ñu commencé lancer carrière OMG en 2013. li ci xaw a particulier peut-être mooy def nga formation en journalisme nan nga jàllee du journalisme à la musique. c'est deux choses yoo xamante ne dama ko doon def en même temps après mon bac bi ma commencé di def formation pratiquement même année bi laa commencé di def musique donc mais officieusement donc j'ai commencé à faire ma formation am sama licence après nag il a fallu choisir mais en même temps que j'allais à l'école dama doon defaale musique c'était deux choses que j'alliais c'était deux choses que j'aimais parce que tamit booy jàng aussi tu fais quelque chose que j'aime te communication ak journalisme bokkoon na ci lu ma gën a bëgg aussi en tant qu'étude ba ma amee licence ba pare nag il a fallu faire un choix parce que ñaar ñëpp dañuy soxla concentration carrément donc j'ai choisi de faire la musique j'ai pas eu la chance d'exercer en tant que journaliste ni en tant que communicante mais c'est quelque chose que j'utilise dans ma musique et je trouve que c'est très important quand je peux utiliser man li nga xamante ne moom laa jàng ci sama biir musique. après loolu am na album boo génnee muy Zik de Femme lan la changé ci sa carrière. Zik de Femme je pense que ne ça a été l'album bi nga xamante ne nii c'était un album typiquement hip-hop donc mu nekkoon benn projet boo xam ne bëggoon naa ko génn pour le mouvement hip-hop après Zik de Femme il y a eu un réel changement parce que Zik de Femme c'était pour montrer la facette rap de OMG également pour montrer que aujourd'hui on est dans le rap mais on est des femmes modernes on est des africaines donc te loolu laa bëggoon wane ci Zik de Femme mais après Zik de Femme nag j'ai voulu vraiment montrer leneen ci OMG et c'est ce qu'on a fait avec le single qui est sorti juste après Zik de Femme muy Koti Koti on a montré beneen facette OMG mooy facette bi nga xamante ne woykat bi la facette bi nga xamante ne aussi OMG day def beneen style musique muy mélange hip hop ak afro ak mbalax ak ay style musique yu bari ñu jëmale ci univers boobu noonu OMG. depuis lors nga génnee ay son yu bari yu différent également ci style bi lan mooy say perspectives. dama nekk artiste boo xamante ne dama bëgg a andi lu bees dama bëgg également di wane loo xamante ne nii
nii recherche la ma bëgg inculquer aux Sénégalais aussi beneen façon musique boo xamante ne tey mën nañ ko jaay non seulement Sénégalais yi mais mën nañ ko jaay également en dehors du Sénégal perspective mooy tey jii fexe ba Sénégal musique boobu noonu am fi doole ñëpp di ko déglu ñëpp accepté ko. Il y a énormément de spectacles yoo xamante ne ñu ngi koy waajal et un gros big spectacle pour l'année prochaine ak album bi. Oumy Gueye ñu ngi lay jaajëfal OMG tey yaa ne woon sunu gan ci Midi Culture. waaw di leen remercier bu baax a baax également c'est toujours important de parler de la culture di wax ci loo xamante ne day jëmale kanam culture bi merci à tous qui ont écouté. ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow it Papa Madiakhaté Sarr ñu jàll ci li ci yéenekaay li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. cosaan fa nu koy taataan ëkk ya fa des ba léegi suur nañu gor loolu di tekki ni lu doy amul waaye doylu la ñu wax boole kook set ak setal l'observateur ne setal dëkk bi ba mu ni boy la njiitu réew mi di président Macky Sall bëgg ba tax mu na ma génney koppar waaye te yatikel ba ku gën a set ñu neexal la waaye kuy taqal li nu setal ñu fëgg la yatukel yéenekaay bi di 15 angul corniche bi ne président Macky Sall li mu bëgg mooy ñu xaatim ay bëccëg di ca setal dëkk bi Serigne Mor Mbaye nekk ab psychologue ci biir yéenekaay Futur Média bi ne mbir mi daal dara wundu ko lu dul pëccëxoo ak manipulation yéenekaay bi yokku ci ni président Macky Sall ci njiitu bokk moomeel yi di maire yi la yaakaare mbir mu ni mel mbir moo xam ni ci réewum Rwanda lan ko royee Le Témoin quotidien ne président Macky Sall kay dafa bëgg a def capitalu Sénégal bii di Dakar mu mel ni capitalu Rwanda di Kigali ba tax ni ki démb mu lancé li nu duppee cleaning day di kàddu ko anglais buy tekki setal te nag journal bi nee na la mu ca jublu moo di zéro déchet di maanaam benn calte dootul am ci biir taax yi Le Quotidien yéenekaay moom xëy bind ci aw xatam sale leçon de propreté sale leçon bopp mu bindee ko mbind mu xong ba noppet sàll ji di tekki santu président Sall waayeet mën a tekki lu setagul Le Quotidien gën a xuus ci mbir mi ne ci kàddu président Macky Sall nguur gi dinan bay seen waar ci calte gi am ci biir dëkk bi ku yóbbu moytu bañ laa yóbbu kaso ndax nag bés buñ la fa dugalee di nga mel ni ku ñuy mbugal te deewagoo lu ni mel la Amnesty di bañ ñu def ko Guy Marius Sagna ubbi Les Échos ci biir yéenekaay bi ñu cay sàkku ci ministre de la justice garde des sceaux di jëwriñ ji sàlloo wàllum yoon ci biir réewum Sénégal ngir mu fexe ba ñu bañ a xoqotal Guy Marius Sagna moom Guy Marius Sagna sax demande de liberté d'office bi ay avocat am doon sàkku doyen des juges da leen a gàntu ne leen mënul nekk nañu toogaat déglu yoon wëy di wàll si ci coowul pétrole ak gaz bi ubbi Libération yéenekaay bi ne ci affaire Petro-Tim DIC di division des investigations criminelles tàmbali naa lëñbët mbiri BBC ndax nag gannaaw Mayeni Jones am na seeni responsable yu nekk ci diwaanu Ndakaaru tàmbali nanoo baagante ca brigade des affaires générales Ibrahima Mbodj nekkoon nit directeur général Petrosen gaa yi déglu nañ ko ñaari yoon tax sama naataango yi jàpp ni fast track am na ci wàllum yoon fast track itam mooy am ci biir wàññi ci jamonoy tabaski Vox Populi xëy dalal ci aw xëtam ay jekk di waxtaan ak ñoom ci nokkos Mamati Fall ne moom dafay nokkos ba mu saf waaye nag lépp ci cet ak jaar yoon la koy defee Awa Camara ne ak fii jamono toll ab jekk waratul toog tiim gën di dëbbu nokkos Roqoye Seen ne bañ a nokkos ak tayel rek la ko mën a jàppe Marème Bayo nekk fournisseur ci wàllum nokkos ne moom produit naturel rek lay jëfandikoo Source A moom xëy di faram-fàcce tabaski gi jub si ak l'accident yu bëri yi ñiy xaru ak ñi nuy rey yéenekaay bi ne ca njaareem di Jurbel alarba jàkk jaaykatu beñe la dañoo xëy rek fekk ko mu xaru ndax dëkk bu dëgër ca Matam moom benn waay rakkam bu jigéen moo dëkkee di ëmb tax nag mbir ma metti ko ba mu faat parental bi mu mujjee am gannaaw xaru yooye di am ci tabaski bi jege si Source A nee na l'accident bu metti moo am ca diggante Njaañ ak Derbi Jaw ba juróomi doomu aadama yu bokk benn kër ñàkk ca seen bakkan Libération yéenekaay mel ni ku naan waa Source A faat bakkan yi kay boole leen ci téer ba jam benn waay app ciseau ca Ndar Géej di Saint-Louis la xewe te nag tabaski bi ku ci wax lii wax la ca des critique yéenekaay ne mbaraan bu metti la ci xale yu jigéen yi nekke tax benn njagamaar xëy di nettali sama naataango yi ne mbaraan bu metti bi xale yi nekke ci feetuk tabaski gi soreewul ak jaay sa bopp ki jaayul boppam waaye gaañi def nan ko ca jaxaay la xew xibaar baa ngi ci page 9 bu l'Observateur ñaari waxambaane ñoo topp ci benn xale bu jigéen bu toll ci fukki at ak juróom-benn di ko yekkataan guddeek bëccëg ba far ëmbal ko te nag yéenekaay bi nee na li ci gën a doy waar moo di ñaari waxambaane yooye ku nekk ci ñoom am nga jabar ba noppeet ab daayira ngay jiite. mu nekkoon li ci yéenekaay yeeg Serigne Saliou Seck. noonu kat kon ñu jeexale jotaay bi ak wàllu musique la ñu koy jeexale te nag wi bi leen jagleel moom moo di daale bu Aïda Samb clip vidéo bi mi ngi génn ni ki juróom benn fan ci weeru août bi. Khadija la yaay ja buray tey laa lay wayal
sëriñ bu soo yin ñaan yin bokku menn maam ndey astu nga bokkal benn baay xadi sama xadi tey laa lay woyal daale mi ngi noonu kon kat yi foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yama itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yi ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci xarale gi nekkoon itam ci production bi digital Yacine Pouy léegi kon DJ Cool mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy looloo maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.